waaw léegi ñu ñëw ci Gaza ak Israël ñu leeral ci xew-xew yi nga xam ne moo xew tey ndax xew-xew yi egg na fi nga xam ne moo ne su ko dajale niñ koy defee rek mooy léegi lu dikk rek ñii di ko ci saase am na ñoo xam ne démb xam nga damaa mer ba mun maa wax ndax man bu ma gisee lu ma naqari ci diine damay mer ba lu ma mën a wax waaye nag ñu leen di xamal ne ñoom tamit tooguñu maanaam fi ñu toll nii ñoom tooguñu ñoom ñi nga xam ne ñoo di góor yàlla yi nekk ci Gaza tooguñu ñoo ngi nekk ci jëflante ak Israël jëflante boo xam ne jëflante bu xaw a metti la ci Israël ndax tey jii moom dafa mel ka ni gaa yi dóor nañu 50 roquettes yoo xam ne ci biir Israël la dal ay blessures am na ay kër yu daanu am na ay daay yu tàkk am na ay moom daal ñu ngi ci guerre li gën a gàtt léegi ñu déglu bu ngeen dégloo bu waxee ba noppi man dinaa ko traduire en wolof incha allah. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. قصفت كتائب الشهيد عز الدين القسام صباح يوم الثلاثاء مدينة عسقلان المحتلة برشقات مكثفة من الصواريخ. وذكرت مصادر عبرية أن 6 إسرائيليين أصيبوا بجراح متفاوتة فيما تعرضت 3 منازل لسقوط صواريخ بشكل مباشر مما ألحق بها أضرارا مادية بالغة. وأضافت المصادر العبرية أن أكثر من 50 صاروخا أطلقوا صوب عسقلان في غضون دقائق فيما دوت صافرات الإنذار لفترة طويلة في المدينة. وأعلنت كتائب القسام أنها وجهت ضربة صاروخية كبيرة لمدينة عسقلان المحتلة ردا على استهداف البيت الآمن على رؤوس ساكني غرب مدينة غزة مما أدى إلى استشهاد مواطنة وإصابة أطفالها. وهددت كتائب القسام الاحتلال وقالت إذا كرر العدو استهداف البيوت المدنية الآمنة فسنجعل عسقلان جحيما. وواصلت فصائل المقاومة طوال ساعات الليل إطلاق صواريخ صوب المدن الإسرائيلية والمستوطنات المحاذية للقطاع. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. kon li mu wax noonu ci arab moom laa leen di waxal ci wolof dëkk bi ñuy wax Asqalaan waa Gaza dañoo xëy tey dóor fa juróom fukki missile lañ fa jot a dóor li tax nag ñu def ko itam mooy Israël dañoo daal di dàq benn kër ci Gaza ci périphérie bi dóor ci ubbi bare borom kër ga loolu moo tax sax ndee du caage nag attaque ba ñu attaque Baytul Muqaddas ndax foofa moom gaaye ña nga ca di reyante ak ñoom waaye ci côté bii tamit loolu moo tax jote boobu am ci Asqalaan gaa yi nag jot nañoo blessé ñu bëri ci waa Israël daal missile yi dal nañ fa ci ay ñetti kër def nañ fa ay yàq-yàq yoo xam ne yàq-yàq yu bëri la blessé na ñit ci Israël ñoo xam ne seeni blessé wuute na waaye ab lim la léegi nag ki nga xam ne moo jiite xeex bi nekk ci Gaza muy seen kooku yor seen porte-parole bi tey kaaloo fu mu tollu bët rek ki feeñ nee na Israël su teggiwul tànk duñ teggi tànk léegi moom rokk mu rokk lay doon lu mu defati dañ ko delloo fi mu ne nii daal guerre ubbeeti na seen diggante xaw ma nag Israël nag moom bu dóoree nga fayu day teggi tànk ñaare waaye bu dóoree nga noppi nag day wal ba nga ne ner waaye daal xam naa ne gars yi daal sànni nañ démb benn missile mu dal ci génn kër ci Gaza gars yi ci guddi gi gars yi xëy sànni juróom fukki missile mu dal Asqalaan nee nañ ko itam su fekkente ni dellu nga ko defaat Asqalaan moom danañ ko soppi jahim maanaam danañ ko soppi jahim mooy daañu bombante Asqalaan gépp mu nekk benn dóom yooyu daal mooy li nga xam ne moo jëm ci wàllu Asqalaan léegi dañuy dem seeti Tel Aviv ba xam Tel Aviv tamit lan moo fa xew.
السلام عليكم. صاروخ بدر 3 الذي أطلقته سرايا القدس على عسقلان، ما هي أبرز مميزاته؟ إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين وكنت الإعجاب بهذا الفيديو. أعلنت سرايا القدس الفلسطينية أنها أطلقت رشقات من صاروخ من طراز بدر 3 على مدينة عسقلان المحتلة. إن استخدم هذا الصاروخ لأول مرة، وما هي أبرز مميزاته؟ هذا ما سوف نجيب عنه. أفاد موقع قبكة العبري بأن صاروخ بدر 3 هو صاروخ إيراني الصنع، ظهر لأول مرة في ساحات القتال بالشرق الأوسط في أبريل 2019، حيث استخدمته حركة أنصار الله الحوثية في معارك اليمن. وأشار إلى أن حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة هي ثاني من استخدم هذا الصاروخ في المنطقة في 5 مايو 2019. ويحمل صاروخ بدر 3 رأسا متفجرا بوزن 250 كيلوغرام، ويبلغ مداه أكثر من 160 كيلومتر، فضلا عن أن له ميزة أخرى مهمة، وهي أنه لا ينفجر عندما يضرب الهدف، بل عندما يكون فوقه بنحو 20 مترا. وأشار الموقع إلى أن سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية طورت هذا الصاروخ ليحمل رأسا حربيا بوزن 350 كيلوغراما. ولفت الموقع الاستخباراتي العبري إلى أن الصاروخ يطلق 1400 شظية، مما يوسع من قدرته على تدمير المنشآت والمنازل بالقرب من نقطة الانفجار التي waaw Badr Salasa moom la ñuy wax mooy Badr 3. Badr 3 day dem lu mat ay téeméeri kilomètre ak lu topp, wala téeméeri kilomètre juróom fukk ci ab soriwaay. Badr Salasa du missile boo xam ne day ñëw dal ci kaw li muy dal door a explosé. Badr Salasa dañoo def ci bopp ba ñetti téeméer ak ñaar fukk nangam mi bomb yu ndaw yoo xam ne day tasaaroo. Badr Salasa bu ñëwee ba tiim li muy war a dal ñaar fukki mètre, foofu lay explosé. bu explosé nag ay ñetti téeméeri bomb yu ndaw ak lu topp ñooy tasaaroo nag ne rététit foofu yëpp nekk benn ak daay. noonu la ko iranien yi defaree. Israël itam nee nañu Badr Salasa moom la gaa yi di sànni. kon ñi wax ne lan moo tax Iran déclaré wul, déclaration Iran gi noonu. missile yi ñuy dóor Tel Aviv fi mu nekk nii, missile yooyu Iran ñoo ko defar. léegi dem nañ ba xam ne missile yi gaa yi di dóor te léegi ba maanaam contre missile yi mënatuñ leen a téye. contre missile yooyu di yoo xam ne waa Gaza ñoo ko defar, waaye que missile yi Iran léegi ñoom la ñuy dóor ci Israël. israéliens yi nee nañu première guerre bi nga xam ne moom la Arabie Saoudite doon guerre ak Yaman, Ansarullah yi biñ demee ba gaa yi jaaxal leen, Badru Salasa moo leen ci génne, moo bombardé Arabie Saoudite ba gaa yi reculé, ba gaa yi amaat place ba taxaw ba nangu Adan, ba léegi ñuy dàq te dañ leen doon dàq. Badru Salasa boobu muy Badr 3 moom la 50 missiles yi gaa yi dóor yëpp ci biir Tel Aviv ak Asqalaan missiles yi ñu defaree Iran la. kon gaa yaa ngi guerre, bomb yaa ngi tàkk, missiles yaa ngi daanu. missiles yi daanu nag missiles yi Iran defar moom la. dégg ngeen ko, waa ji wax ko ci arab, ma tekki leen ko ci wolof. يسقط فيها. في الأخير إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتواصلوا بالجديد، وشكرا. السلام. kon loolu mooy xibaar yi nga xam ne moo dox diggante Gaza ak Israël ci Asqalaan ak Tel Aviv. Gaza nag mooy ruq boobu nga xam ne Israël jotagu koo jël, te fi la waa Ismaïl Haniyeh ñoom nekk, fi la Izzudin al-Qassam nekkoon te dañ ko boom. fi la ñi nga xam ne daal dañuy xeexal turu islam te nekkuñu ay laïcité, ñoom ñoo féete ci côté boobu di Gaza. côté ba féete fële nag ñi woote laïcité nga xam ne wootewuñu ci diine, ñoom ñoo fa féete. loolu mooy li nga xam ne moo nekk diggante Gaza ak Israël. amaa nag jumaa je moom nga xam ne mooy jumaa yi maanaam baytul muqaddas ji, moom taal nañ ko. taaluñu biir jumaa ji ci boppam, waaye garab yi ko wér yëpp
taal nañ ko ba mu def ab dóom lu ko taal grenade yi xanaa bil sawte yi nga xam ne moom la Israël di sànni ci biir jumaa ji di ko sànni jullit ñi ndax jullit ñi dañoo rekkile déedéet ñoom it naka fa des nee na ñoom duñ fa jóge mukk baytul muqaddas moom duñ ko bàyyi mukk ci àddina ñu toj ko xanaa dañ koy toj tojaale liin waaye duñ ko toj loolu foofu la ñu toll réew yi àddina yi itam am na ñuy naqarlu am na ñoo xam ne itam wax dëgg yàlla ñoo ngi noppi kilifa yi tamit ñu ngi wax sëñ Muntaxa dégg nañ ko mu wax ju biir joo xam ne moom du lu ñuy werante te it noonu la ko way juróom yi njëkkee daan defee bu dara xewaa ñu yëkkati seen kàddu wax ci la nga xam ne mooy seen gis-gis ndax it ginnaaw yàlla daa def ngay kilifa te sa opinion la ñëpp di déglu te kenn bëggu la jaar nii nga jaar ne kon jamono ju nekk bu ñu déggee sa opinion def dana ñu neex yal na yàlla yàggal ko fi te wéral ko loolu mooy xibaar yi gën a gàtt tey ndax dajale wuñu ko pour Palestine rek la xëy na ci kanam danañ dikk ci xabaar yi yeneen dëkk yi ci des waaye Palestine moom loolu moo fa xew juróom fukki missile daal jot nañ ko fa duur ci Asqalaan ak Tel Aviv toj nañ fa ay kër blessé nañ fa ay nit yu bëri missile yi ñuy dóor itam mi ngi tudd Badr 3 itam missile iranien la waaye Iran ñoo ko defal kon Iran defuñu déclaration ci seen làmmeñ waaye seen armée ngi wax ci biir Israël lu dara jarul asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu